bismillahi rahmaani rahim li xew yëpp ci plateau bi kenn mënees ko nettali macha allah nee nañu góor yeey gën a gudd jigéen ñeey gën a gudd fan jigéen ñi ma ni axankay war naa mën a ne ndax ñun daal dañ leen a gën a yaru rek tabaarakallah macha allah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete jàkkaarloog télévision Futur Média ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér noonu la ñu koy ñaanalee ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi toftal ci itam sunu xalifa généraux yi ñoo ngi sàkku ci ñoom ñaan itam di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér. dugg ci hôpitaux yi wax malade yi salaamaaleykum daal di leen di ñaanal ñu tane bu baax a baax yàlla itam sàmmal ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen wet muy médecin yi macha allah yal na yàlla wéral leen ñu ngi bàyyi xel itam képp koo xam ne dafa amee cancer ak waa LISCA macha allah ndax ñooñu bu ñu ko waxee rek xam ngeen ne kuréel la boo xam ne dafay taxawu képp ku am cancer soxna yooyu fa nekk macha allah nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax macha allah daa dee bàyyi xel itam ñi nekk ci prison yi yal na yàlla génne leen ak jàmm bu leen génnee yàlla na roof barke ci seen i mbir àdduna nag di demal maa ngi ñëw moo tax bu ñu fi toogee sunu xel ak sunu xol yëpp day nekk ci sunu wayjur yi baax yi sunu mbokk yi baax yi sunuy wasila macha allah yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe ni ma koy waxee saa su ne munoon nañoo toog di lim sunuy wasila duñu noppi ndax ku xam Sénégal xam ne dëkku mag ñu baax ñi la ña dem ak ñi fi ne yëpp yal na yàlla def jàmm ci ñoom macha allah dal leen ak jàmm Adja Linguère maa ngi lay wax bismillah di remercier ñi nga xam ne itam ca suba ba léegi ñu ngi may souhaiter joyeux anniversaire waaye anniversaire bi ni ma ko waxee nañ ko def anniversaire u ñaanuk yàlla yàlla nangu sunu ay ñaan jële fi mbas mi bu baax a baax ñu ngi gërëm yaay yi gërëm soppe yi gërëm pap yeeg nijaay yeeg bàjjen yi tabaarakalla macha allah aw ma seen fay yàlla na yàlla fayal nu leen fayal ma leen bu baax a baax a baax li ngeen ni nga ma sañse léegi man li may wax ci anniversaire bi maanaam guddul discours bi man lañ ko jox waaw dinaa ko def waaye ca kanam. waaw li may wax nag mooy képp ku yor sa fleur. gâteau sax jéggal naa leen ko ku ko yor mën ngaa woo Manti Traoré wala Mimi wala Aïcha naa leen jox numéro. wala nga dem ca Awa Pillo. waaw wala nga dem ci Awa Pillo. bu ko jox Adama Elodi ndax sama yaay la. waaw képp nag koo xamante ne nii da ngaa yor chaîne. waaw muy wàllum takkaay. waaw képp ku yor wàllum jasneer. waaw ak yu riis yooyu. na la ko dénk. woo ma téléphone bàyyi encaissé. macha allah di la wax kon joyeux anniversaire. awa di la wax ne la dundal ba énervé. amiin yaa rabbal yàlla aalamiin merci dama rappelé mun la toogal foofu wéttali sa rakk yi. amiin Diop te yàlla bàyyi la ak sama waa jooju. amiin wax papa Makhtar moom itam mu yàgg fi loolu te wér. amiin Diop sàmmal ma sama doom yooyu coppati Sambay Naar ak yi Adja Dabandi yàlla na leen yàlla sàmm ñoom itam ak seen i mag ak seen i rakk yi yëpp amiin waay kon nag dañuy ñëw rek door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jëlaw rek amiin yaa di rabbal ziar aalamiin mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem Sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yem bi woyof lool ci kawam waa ak sunu xalif généraux yi yëpp waaye noonu lañ koy ñaanalee Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu yàgg fi lool te wér yéenay kenoog mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi kon bu ngeen fi gën a yàgg muy suñu njariñ waaye noonu lañuy ñaanalee yaay dégg itam mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam delluwaat di ziyaaraat ñëpp xanaa Eva lu mënta ñàkk faaw mu am kon dañuy waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale nag askanu kër Assane Maram Penda gi yëpp waaye di jaale waa kër Amadou Yàlla gépp ak waa Cilmaxa muy kan sama bàjjan boobu fi bàyyeekoo démb muy bàjjan naar di mag ci Amadou Batoor Diop ancien ministre agriculture di wax ne bàjjan wax dëgg yàlla m xajoon nga fi Eva dama naan bàjjan yaay xam nga man samay bàjjan ñooy samay yaay moo tax man ma ñàkk ci ñaari yoon waaye bàjjan bu baax bàjjan bu bëggoon njaboot boo ñëwee day wàcc lalam yéegal la ca kaw li muy nekk mag mi ngi daw di lijjanti di la indil di la dalal di la dàmp di la bës lépp ci bëgg njaboot kon bàjjan naar yàlla nag ñu dëddoo jàmm waaye fa nga jëm yàlla na sa tëraay ba seddu guy te njaboot yi nga fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo di ko jaale nag njabootu li may wax rek kër Amadou Yàlla gépp seen jaala ngi noonu jaale naa leen ñëpp ak képp ku fa teew ñi ngi ñëw léegi incha allah bu nu paree liggéey rek ñu jàpp waaye xam ngeen ne ñi ngi ñëw teew incha allah wallaay macha allah mami ñun itam ñu ngi toftal suñu njaal ci sa bos rek wallaay Abdoul Aziz Mbaye suñu soppe ba wallaay Abdoul Aziz ndeysaan Mbaye suñu nijaay suñu conseiller macha allah baaxoon ci ñëpp li may wax rek kuy baax yàlla la gën a baax xëy nañu lool tey am tiis macha allah waaye gannaaw yàlla bu soxlaa ñun dañuy ñàkk te moonu sàkk moonu moom dañuy ñaanal yàlla sunu nijaay boobu muy woon Abdoul Aziz Mbaye ministre baax loolu amal
njëriñ société bi yàlla xam na ko lu ñu war a énumérer ci moom yëpp dafay bëri homme de sagesse intellectuelle bu mag am gis-gis bu sore macha allah yaru lool jàpp njàmburam mësta def kenn leen moo tax bu demee yal na yàlla defal ko li gën ci moom te li gën ci moom aljana bu kawe la yal na ko yàlla may xam nañu itam ku jege woon président Youssou Ndour la macha allah ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax di jaale ay mbokkam ak i soppam ay soppeem ak ay xaritam macha allah yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax Ndiaye kontaan ci di la dalal saa su ne envoyé spécial Dondoy Bane ñi ngi lay fay ni nga defal anniversaire bi merul defal nga ko yëfi bambara waaw dellu naa ba Mali dellu nga Mali moo tax anniversaire bi merul kon ñi ngi lay wax rek happy birthday wallaay jërëjëf Ndiaye ay at yu bare yu ànd ak wér nag xam nga gudd fan bu àndeek wér lay neex waaye gudd fan gu ànd ak wéradi du neex waaye mu nekk gudd fan gu ànd ak wér jërëjëf Ndiaye ànd ak wërsëg wu yaatu te barkeel wërsëg bu fekkee da nga koy bokk ak ñi nga ko war a bokkal laa war a ñaanal mu yaatu di la ñaanal léppit nga bokk ko yaak say mbokk ak say doom ak sa borom kër waaw ndax nit ku baax moom boo ko xoolee ci kanamam rek xam ne nit ku baax la kon nag dañ lay ñaan mbaax gi yokku li Serigne Cheikh naan yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla nañu yàlla aar te suturaal ñu yàlla na la yàlla aar te suturaal la defal la nga feete koy at yu bare bare waaw di teg suñu njaal tamit ci sa njaal ministre Abdou Aziz Mbaye xam nañ ko di ko jaale Babacar Thiam Obama sama xarit moo nekkoon chef de cabinet bu baax maa ngi koy jaale di ko jaale mbokki Sénégal yëpp moom ñëpp nga koy ndax ministre de la République bu xasee ministre de la République léegi Sénégal yëpp ko bokk di ko jaale président di ko jaale président Youssou Ndour parce que ku ne xamoon na diggante ak moom wallaay ndeysaan di jaale mami tamit ndax xam nga ne bàjjanam suñu bàjjan la yaay suñu yaay la naqar wi ñëpp ko bokk waaye nag li Serigne Cheikh wax rek nee na ëmb tiis woo gis nee na bànneex la ëmb waaye jàmbatay tax mu avorté kon bu kenn jàmbat inshallah lépp lu ñëw rek nañ jàpp ne noonu la ko yàlla bëggee waaw ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaanal Ndoye Bane mu teel a tane ndax moom société bee ko soxla wallaay koppara ko dal rek non société bee ko feebar de soxla style di nuyu waa Antu Dàngal bu baax di nuyu sama ñoom yaay ak sama bàjjen yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu waa kër maamu sama maam El Hadj Bara Diop waa këram yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax macha allah man léegi inspecteur yi may gis ak directeur yi may gis ak juge yeeg avocat yeeg ministre yi ñëpp ay xale lañu tabaarakallah génération bu bees lañu toll moo tax yal na yàlla dolli barke ci ñoom dafa neex lool sunu waajur yi di ñu gis ñuy exceller ci terrain yi ak vraiment cawarte moo tax ki fi toog di inspecteur du travail monsieur Alioune Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax daan na nuy jokkoo ak moom pour liggéey saa su ne kon tey su teewee fii itam dafay gën a baaxal monsieur Fall ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay di leen fay Evatra di kontaan ci invitation bi. mu doon benn cadre bi nga xam ne incha allah nañu permettre ñu échanger ci lu bari. di la souhaiter joyeux anniversaire di la ñaanal gudd fan. amiin ak wér nga nekk fekk njaboot gi lu yàgg. amiin Fall ak ñi la fi soxla ci biir Sénégal. nga ànd ak ñoom ci lu yàgg di leen jëriñ. donc mu lépp ci tal. yaakaar naa ne jamono ji nekk na ci li nga xam ne lu jara ñaan la. dëgg la. loolooy àdduna di jaale tamit Abdou Aziz Mbaye ancien ministre de la culture di ko jaale Sénégal yëpp. je pense que ki ma njëkk wax na ko boo nee ancien ministre rek daanaka ñëpp a ko bokk. donc ma koy jaale ñëpp di jaale ñëpp ñi nga xam ni dem nañu. ak lu leen mënti yóbbu. ñu leen di jaale Sénégal donc mi ngi noonu daal. dëgg la kontaan nañu lool bu ñu waxee inspecteur du travail lan mooy liggéeyam. jërëjëf Eva sa question bi naa ci sawar a tontu parce que xam nga diggante boo nee liggéey da nga naan diggante kii liggéey ak ka muy liggéeyal. donc employé ak employeur. voilà noonu lañ koy waxee. mais comme des fois ñii dañuy jaawale du ñu xam kan mooy employé ak du ñu xam kan mooy employeur. waaw su may faral di wax ak ñii dama naan employeur ak travailleur nga xam ne jaawale du ci am. dëgg la. nga xam ne jaawale du ci am parce que des fois di ngay waxtaan ak nit ba ci yàgg muy wax employé fekk employeur la bëgg a wax du xam ban la ci. donc ci benn genre démarche pédagogique pour ki ngay waxal mu gën la mën a dégg ñun boo ñëwee inspection du travail dañuy faral di wax travailleur ci benn côté employeur bi ci beneen côté. donc ñaari ñu bu ñuy jëflante dafa am ko ëpp doole
ki ëpp doole mooy ki nga xam ni am na alal ba mën ubbi entreprise am ay outils de production di leen kaay leen ngeen liggéeyal ma mais ñi koy liggéeyal tamit mayuñu ko seen doole dañuy liggéey pour ñu leen di fay ñu njort ni ñoom ñaar seen jëflante comme kii moo ëpp doole keneen ki nooteel mën na ci am bu ci nooteel mënee am nag dañuy teg benn li ñuy wax naan droit du travail droit du travail nekk benn droit bi nga xam ne dañuy faral di wax naan c'est un droit partisan bi nga xam ni dafay xaw jëng tuuti pour mën a rééquilibrer waat balance yi xam nga en droit dañuy jàng ñu naan entre le fort et le faible c'est la volonté qui opprime mais c'est la loi qui libère su ma ko bëggee wax ci wolof ci niñ ko gën a mën déggee mooy tey jii nii ba ma fekkoon man ak Balla Gaye ñuy xeex boo nee da ngaa neutre parce que yaa ngi fekk ku ëpp doole di xeex ku néew doole yow nga ni da ngaa neutre moo tax ñu ne ci jëflante boobu noonu boo ci attewul da ngaa sot léegi nag droit du travail loolu ko tax a jóg léegi comme ay texte kese la il faut que ñu am lu ñuy wax naan benn corps ci biir administration bi nga xam ni ñoom ñooy veiller à ce que droit du travail boobu nga xam ne dafay teg ay àq ak yelleef pour liggéeykat bi ñi nga xam ne ñoom ñoo koy sàmm mooy ñi nga xam ne au quotidien ñoom ñooy dem dans les entreprises di veiller est-ce que àq ak yelleef yi ñu ngi koy respecté mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy conseiller les travailleurs bu ñu amee problème di conseiller en même temps les employeurs parce que loolu aussi dañ koy fàtte mooy des fois da ngay ñëw ñu jàpp kese ni travailleur bi moo war mën am soxla ñëw laaj la te fekkee ne même employeur bi moom aussi mën a def ay naka sunul noonu du caagino def ko tey mais des fois dafa xamul et comme xamul des fois pour mu xam fu muy teg tànkam mën na ñëw devant l'inspecteur laaj ko nan la war a mën a def donc ñu amaale en même temps ci mission de contrôle boobu noonu nga xam ne dañ koy def suñu biir bureau yi ak ci biir entreprise yi ñu am beneen mission d'accompagnement pour à chaque fois aider les parties ñu collaborer ci anam yi nga xam ne moo dëppoo ak yoon donc su ma ko bëggee résumer ci noonu loolu moom mooy njëriñu inspection du travail mu doon benn administration bi nga xam ni dafa jokk ci ministère du travail donc liggéey bu ñuy def la au quotidien dafa fekk ni nag des fois tant que amoo problème doo fa xam tey jii nii boo demoon tribunal di nga fekk nit ñu bare da nga naan sax xanaa Sénégal problème kese la mais dafa fekk ni rek ni comme ku jàmbatul du dem hôpital ku amul problème ci bërëbu liggéeyu kaayam du dem inspection du travail mais nag am na ñi nga xam ni xam nañu am nañu réflexe avant dara di am ci seen diggante ki ñuy liggéeyal balaa ñoo engagé wu ci mbir dañuy dem laaj ba pare très bien donc ci gàttal daal Eva noonu laa la ko mën a expliquer ci lan mooy njëriñu inspection du travail très bien alors monsieur Fall tey fi ñu toll ci Covid-19 bi réclamation yi bare na boole yi bare na ndax yéen yëg ngeen ko ci seen liggéey yëg nañ ko bu baax te dafa mel ni bu ñuy gën di dem di ko gën a yëg parce que tey jii ni depuis mars ba Covid bi ñëwee ñu xam ne dugg nañ ci dëkk bi ci lañ commencé jël ay mesures ci lañ xam ni kat ñun ñu ñuy soxla lañ ci période yi nii. parce que yow boo nee dem beeg dikk bi da nga koy wàññi. waaw boo nee bépp déplacement bi nga xam ne essentielul da nga koy wàññi. activités yi ñu koy xoolaat regroupement dans les lieux de travail ñu koy xoolaat. donc loolu dafay am impact ci économie bi. bu amee impact ci économie bi dafay am impact ci entreprise bi. entreprise bi nag day am ay jafe-jafe. bu amee ay jafe-jafe charge yi mën na diis ci ñoom. te bu diisee dañuy commencer di xalaat ci yan anam la ñuy fexe ba entreprise yi mën noyyi mën a dund ci période pandémie bi su boobaa lépp luy charge dañuy xoolaat nu ñu koy wàññee. léegi nag salaire liggéeykat yi ci biir charge yi la. yéen sax war ngeen ci bàyyi xel. ni ba affaire bi commencé am na benn genre mouvement bi ngeen tegoon tuddee ko daan corona. xaw na jaxasewaat un peu seen programme ci ni mu doon. song daan mi ngi noonu song daan. c'est vrai voilà donc am na lu mu xaw jaxase. donc bu xawee jaxase ñeen ci programme yi rek day am ñi ñuy gën a soxla que ñeneen ñi. dëgg la te même ñiy def programme ñoom ci seen ay invité dafa am ñu ñu gën a soxla que ñeneen ñi. absolument ce qui veut dire que à la fin. day am benn njeexital bu metti ci économie bi te liggéeykat saa bu xëyee di liggéey na jàpp ni am na benn impact bu muy def am na benn xeer bu muy teg ci économie bi mën a dox donc yooyu yëpp bu ñu ko wàññee dafay jafe donc ñun yëg nañ ko ni nit ñi liñ ñi doon gën a soxla dafay gën di yokk seen déplacement à l'inspection dafay gën di bari te lii gën a metti mooy
dañoo ñun inspecteurs yi ñu nekk ci benn période bi nga xam ne tamit comme da ngay recevoir ay nit ñu bari. di recevoir ay coow yu bari. di dem ci entreprise di def ay réunion ñu nekk ci diggante bi nga xam ne loolu aussi ni mu waroon demee du demee noonu parce que tamit il faut que aussi ñu sàmmanteeg geste barrière yi. c'est vrai mu gën a metti. dëgg la donc looloo tax daal ñun yëg nañ ni mbir mi metti na. metti na ci liggéeykat yi nga xam ne seen liggéey yàqu na. metti na ci entrepreneur yi nga xam ne dañoo investir seen xaalis di xaar retour. metti na ci état bi parce que économie bi loolu moo koy doxal. c'est vrai très bien ci gàttal yéen ay régulateurs ngeen. ay régulateurs. merci beaucoup Fall. Bara lan ngay dolli ci kàddu Alioune Fall. waaw parce que li mu wax nii soo xoolee ak enquête ak études yi nga xam ne gars yi def nañ ko. da nga ciy gis ne am na 11 901 travailleurs yoo xam ne yóbbu nañ leen chômage technique. fi ñu toll saa si tembe tembe waaw. ba pare loolu ci 827 entreprises lañ bàyyi ko. ci 23 différents d'activités. secteurs. léegi est-ce que ñoom loolu dafay doy rek ñu def étude bi wala ñu def enquête bi ba xam loolu wala dañu am ay pexe yeneen yu ñu teg pour jàppale ñooñu nga xam dañu leen yóbbu en chômage technique. wala du dañu war a jàppalewaat entreprise bi delloo ko dooleem ba mu mën a préserver ay liggéeykatam. dëgg la parce que entreprise foog naa bi muy ubbiwul pour yóbbu ay liggéeykatam chômage technique. loolu dëgg la dafa investir xaalisam pour di gagner di ci jox ñeneen ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw di daan seen doo parce que wax na ko nee na liggéey bi ñuy def mayewuñ ko. dañuy ñëw di liggéey pour ñu leen di fay. mais 11 901 personnes. te boo xoolee 7 527 yëpp région de Dakar la. Thiès am na ci 2400 et quelques. ba Kaffrine am na ci 3000 et quelques. waa léegi loolu yëpp boo ko boolee muy ay Sénégalais ñu ngi doon liggéey ñii ñu ngi toog seen kër. léegi ñoom ban pexe la ñu teg pour mën a jàppale ñooñu ba nga xam ne dinañu mën a parce que man foog naa jàppale entreprise bi sax mu ëpp solo que ñu jàpp parce que tey ñooñu boo leen jàppale da nga leen di jàppale ci côté social te social boo ko defee benn yoon yaa ngi gis pandémie bi muy commencé jënd nañ ay ceeb jënd nangam joxe mais fa la yem léegi bu fekkee da nga dooleelaat entreprise bi garder waat ay liggéeykatam delloo ko dooleem te doole ji lenn la am na lu ñu warloo woon ak état bi teg ko entreprise mu diis lool est-ce que état du xalaate teggil entreprise yooyu loolu mu noyyiwaat pour mën a garder liggéeykat yooyu nga xam état mënu leen a jël di leen fay foog naa loolu tamit ci solution yi la ñu bàyyi ko mu indi ci tontu balaa maa jëm ci Ajaratu Linguère waaw xam nga ba pandémie bi commencé dafa am ay mesures yu ñu jël jortoon nañ ni lii yëpp day am que dafay métti léegi buy métti nag yow inspecteur dafa am benn taxawaay bi ngay taxaw mooy doo xool employeur bi ni ko yow da ngaa bañ a fay parce que bañul fay des fois la mu fayee la amul parce que activité bi doxul dëgg la léegi moo tax première ordonnance bi ñu jël ba président ne dañuy def dañuy décréter état d'urgence ñu ne léegi dañuy def benn loi d'habilitation président mën a jël ay ordonnance première ordonnance bi mu jël ci droit du travail la bu njëkk bi mooy mu ni léegi benn employeur amatul. c'est vrai droit licencier travailleur ci lu dul dafa def faute lourde. waaw donc mënoo sax ni yow sous prétexte que ni da nga nekk ci en difficulté nga ni da ngay dàq liggéeykat bi. dëgg la donc muy loolu muy benn charge bu ñu teg ci ndoddu employeur bi. parce que moom aussi mënatul licencier lu dul muy faute lourde. waaw léegi état ni dinaa teg ay mesures d'accompagnement yi nga xam ne su ma ko tegee. su boobaa. yii ma teg ku ko sàmmonteel loolu noonu boo paree dinaa la accompagner. d'accord léegi ba ko état defee. on s'est rendu compte que bëri na entreprise yi nga xam ni dañuy ñëwaat inspection du travail. pour indi des bulletins de salaire de travailleurs wane ni ñoom. durant toute cette période. ñu ngi continuer di fay travailleurs yi parce que boo indi justification boobu noonu accompagnement état bi doo ko am. am na tamit ñi nga xam ne def nañu chômage technique mais état daf la ni boo defee chômage technique. waaw da nga war a garder 70% salaire bi bu njëkk ba avant loolu boo defee chômage technique mën nga sax bañ a fay salaire bi mais état ni lii kat mënu ma ko seetaan il faut que ma fixer benn seuil de 70% bi nga xam ne da nga koy garder. nga fay ko mu metti mu yomb mu neex am na ñi nga xam ni fexe nañ ba fay loolu. waaw am nañ ñenn ñi nga xam ne tamit mënuñu ko fay amuñu sax de quoi parce que aussi pandémie bi. fekk na entreprise yi nga xam ni dañoo nekkoon déjà ci jafe-jafe. ñi nga xam ne bu jàmm rek di am. dañoo nekkoon ci jafe-jafe. donc ñooñu mu gën a metti ci ñoom. léegi nag loolu dafa amoon benn durée
mooy dafa duré woon ci période loi d'habilitation bi. léegi loolu dafay jeex. waaw ba mu demee ba jeex ñu dellu fa ñu nekkoon. léegi nag bu ñu dellu fa ñu nekkoon te pandémie bi demul. waaw dafay gën a jafe. maintenant état accompagné na yenn entreprises yi nga xam ne dafa leen ay facilités sur le plan fiscal. def leen ay remises pour gars yi xaar délai ñu yokk ko pour ñu mën a gën a mën a souffler. mu am lu mu leen baal ci wàllum impôt yooyu noonu indi ci benn flexibilité. surtout ci côté impôt am na li nga xam ni délai yi waroon am yëpp dañ ko repousser waatoon. ñu fexe aussi ni entreprise yi li ngeen di collecté ci impôt sur le revenu mën ngeen ko utiliser parce que ñun bàyyeeg nañ leen ko donc am na ay mesures yi nga xam ne état jël na ko. waaw état day dund également ci impôt yi. waaw mais lu mu ci mënti def aussi lu mu ci mënti def aussi fi ñu koy soxla dafa bari. secteur yëpp di yuuxoondoo état en même temps bu lay baal lenn li il faut que moom mu am lu mu récupérer denc ko pour mën a xeex corona bi. maanaam du def gratuité 100%. parce que état leneen du njariñam ci li ñuy cotiser mu koy jéem a dajale di organiser di def di créer ay hôpitaux di créer ay écoles di fay ay salaire def ak lii ak lii. léegi bu ñu nee bu kenn cotiser ti problème day am. mooy moom sax 1000 milliards yi mu ni da koy utiliser pour mën a xeex corona dootu ko am faf. maintenant day xool am na secteurs yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoom ñoo gën a impacté mën naa ci lim école yi par exemple. nga xam ni da leen tëjoon lu yàgg. c'est vrai da ngeen coow parents d'élèves yi ak écoles yi. dëgg mën naa lim hôtel yi. ñi nga xam ne ñi ngi vivre ay situation yu difficile c'est vrai donc du ñëpp la ñuy mën a accompagner mais ñi ñu jàpp ne ñoom Covid bi gën na leen naxasal ñooñu état fexe na nu mu leen accompagner maintenant ñooñu ban yëg-yëg lañ ci am est-ce que doy na est-ce que doyul loolu mën nañ ci waxtaan mais tey jii kenn mënul ni état du Sénégal deful dara mën nañ ñu ñëpp d'accord ci benn affaire mooy il faut que ñu def dara pour dimbali entreprise parce que entreprise boo dimbali yaa ngi dimbali travailleurs yi léegi nag moo tax ñun suñu liggéey gën a jafe parce que fa nga doon taxaw ni patron bi defal nii mu def ko boo nee ko defal nii mun la man kat inspecteur ba ñu maa def négociation nga jëm waaye problème bi laa am su boobaa foog nga négocier nga xool nan nga leen di dajale employeurs yi ak travailleurs yi waxtaan ak ñoom pour ku nekk comprendre ni Covid bi ci ñëpp la metti dafa metti ci employeur bi metti ci travailleur bi bu mettee ndoo nag ku ci nekk dafay am loo xaw gàddu ci métit bi mais dafa fekk ni nag liggéeykat bi moom nga xam ni maanaam tey jii nii problème mu milliardaire mënul bokk ak problème kuy am salaire 100 000 francs kii am salaire 100 000 francs amaana bu affaire yi méttee milliardaire bi am na yi nga xam ne mën na ko bàyyi waaw mu yem ci dundam mais ki nga xam ne la muy am ci dundam kese la yam kooku dafay jafe nga ni ko bàyyi lii mais lépp ci ay waxtaan lay am ak ñu xam ni kat dañoo toll fi nga xam ne il faut ku ci nekk takku ñu jéem a xam ni dafa metti ñu jéem a liggéey pour avancer loo ko. très bien Mamy Linguère wallaay xanaa dañ koy déglu nga ko bu baax xam nga man moom bu ma wax ji ñoree rek dama naan tekk di déglu ñi ngi lay jaajëfal bu baax ci teewaay beeg lépp di xam ne itam fi mu toll nii am ngeen liggéey même bu dul woon lii am ngeen liggéey mais bi ngay door da nga wax ne ku dara mettiwul du jàmbat wala du yuuxu am na ñoo xam ne daraa ngi leen di metti mais dañoo xamul fu ñuy jaar avant que sax pandémie bi di ñëw am na ñoo xam ne fa ñuy liggéey ñu nga leen di mbugal ñu jëm yombal xiyaam te deewaguñu mais xamuñu fan la ñuy jaar ba egsi ci yéen wala nekk nañ nit ku mel ne man nitu Sénégal nga xam ne taay nañoo jóg dem wuti kayit wala leneen ak leneen wala yéeg ba ak wàcc ba kon yéen aussi war ngeen di gën di man ku ñëw rek loolu laa lay wax ndaxte yow mi nga xam ne yaa bëgg dara ba engagé ko lu la ca fekk yaa ko war a gàddu mooy war ngeen di gën di communiquer yéen tamit pour que nit ñi di gën a am ubbeeku jëm si ci yéen ndax yaa ko wax xam nga yaawu jaal bu demee bay mbéj Tyson dafa yaakaar ay atte moom yaawu jaal bu fekkee Tyson mu taxaw tàkkusaan mu ne ko ràll mbéj xam nga nawloo sa doolay bàyyi comme tax a dëkkee mbéj Balla Gaye tàkkusaan ju ne nga dégg mu ñëw Alioune Fall ba dégg nga bu baax li mu wax neen dégg naa bu baax faaleen yi ay ceen doole dégg na li may wax bu baax dégg na olof xam nga ba tax na léeg-léeg nooteel bi dafa metti dëgg la ndaxte yow mi yor sa entreprise c'est pas parce que da ngaa gën ki ñëw di la liggéeyal dëgg la yàlla moo la séddale loo te la nga koy fay mu di la ko liggéeyal boo ko mënoon defal ko sa bopp kon la nga koy fay du may bu taxee mu ñëw ci yow nga di ko torturer ak di ko teg yenn yu metti yi nga xamante ne attanu ko mais danaan naa fi liggéey ndax ma fi jógee sama njaboot torox naa fi jógee ndax Sénégal dañ ne amul liggéey naa fi jógee ndax xas naa ci ba jàpp nit ñi xam nañ ma ci kon yéen yooyu yéen a war a taxaw ndax gis nga arbitre
bu nekkee ci match ba mu jaxasoo li mu war a def mooy siffler te bañ a xool fan lay dóor mais mu dóor ci digg bi nga xamante ne nii dina arrangé ñëpp rawatina ci nag bi nga xamante ne pandémie dafa ñëw am na ci ñoo xamante ne tëye woon nañ ay nit di leen stage loo ay ati at ah oui te doonu ñu leen woon jox presque lu faj seen soxla mais ñooñu ñu ngi doon làmb feneen mais dajuñu ndax ku nekk xam na ne suuf bu sutantee dañ koo jal te Sénégal boo fi demee li tax nga lire question bi ñëw nii ci man ku ne Eva laajal ma inspecteur du travail bi nangam ak nangam àgg na. xam nga man damay taxawaalu ci seen biirum xel ndax xam nga man làmb ñu mënut a wax laa. macha allah ñi nga xamante ne nii danga naan man du ma dem di làmbi liggéey feneen. bu dee Amérique dañ naan la loo xam. bu dee France ñun la an say diplôme. bu dee Sénégal ñu ne la ci ban tarixa nga bokk an sa carte de membre. kan moo ma booleeg yow. boo newul inspecteur Fall moo ma booleeg yow duñ la accueillir ba di la jël. de la part de qui. de la part de qui sous couvert de. wala nga am zipp bu gàtt ak loxo bu gudd. boo amul yooyu yëpp nag ci chômage technique gi ngay dëkk ndax da ngay taxawaalu ba dee. bari diplôme dem di jaay café donte du lu ñuy bañ. ndax soo métier amul kenn ku ca nekk fa ngay daan sa doole pour teral fa sa njaboot. loolu doy na la mais kon yéen war ngeen am beneen taxawaay boo xam ne liggéeykat yi dootuñu nappaaje ñi ñuy liggéeyloo. di leen stage loo ay 5 ans. ay 10 ans parce que c'est anormal. nit ki dooleem la yor ak xam-xamam. te mayu la ko daf la koy jaay parce que yow la nga koy defal boo ko mënoon yow yaay toog di ko defal sa bopp bu ko sa doom mënoon moom nga fay teg di ko fay mais kon fay yooyu noonu ñuy fay war nañ ciy gaaw suñu njaboot gi ñu stage loo ba ñu màgget ñu bàyyi ko màggug jigéen dafa gaaw jànq bi jeeg bi mère bi nga tëye fi ne stage loo ko ba mu commencé bi jaaw nga ne ko mënatuma la jël ndax pandémie bi dafa ñëw dëgg la foofu taxaw leen fa tax xaaral ma jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo allo. allo. salaamaaleykum. allo. allo. waaleykum salaam. mbokk mi bisimilah ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw soxna Eva maa ngi leen di nuyu sëñ Baara Ndiaye. ñu ngi lay fay. Baara sama rakk la maa ngi wootee fii ci Ndangal ma. dëgg la bisimilah. soxna Dieye. dëgg la soxna Dieye. waaw. ñoo ngi rafetlu seen émission bi génn dégg leen li ngeen a waxtaan nante émission bi ñoo ngi koy rafetlu waaye day Covid bi de moom laal na ba bawol yi dëgg la bawol yi sonn nañu amatuñ fu ñuy jaaree amatuñu fu ñuy jëndee métti na lool métti na dëgg la métti na lu ngeen ci mën a lu ci état mën a jàppale bawol yi daal nañ leen jàppale te yàlla tax ñu daal même dimbali doon jóge ci état bi di ñëw muy bourse yi ñuy joxe. daanaka département Bambey jotatuñu seen xaalis. ñooñu dañoo dox ba sonn. dëgg la leen xaalis amut te yaakaaruñu dara jënd ak jaay leen yaakaaroon. dëgg la amatuñu ko soor bi laal na leen. mais leen mën a jàpp leen te yàlla tax. rafetlu nañu émission bu baax a baax. non ñoom ñu ngi wax ci affaire bourse familiale yi ñu daan may. très bien madame Ndour Mia bu mu nee yokk son bi fii. du ñàkk ñi ñuy seetaan ñu ngi dégg waaye ñun des na tuuti ci ñun. dinañu gënal macha allah soxna si ñu ngi koy remercier. ci wooteem keneen ku tudd Adama Massi Diallo nañu bàyyil numéro am sur Facebook. ndax dafa am lu am solo itam lu muy yëgle nee naa Sénégal ñëpp benn lañ. di xamal ne dafa am koo xam ne daal dañ ko daan gis waaye dafa xaw a feebar te soxla ndimbal kon Massi Diallo sur Facebook na nga ñu bàyyil sa numéro. liir nañ la bu baax a baax ñu ngi remercier itam soxna Diarra Kane ñoom ñëpp Facebook nekk di réagir Fallou Galas John moom itam Fatima Cissé Georges Rombi ak keneen koo xam ne Ablaye Diouf mu wuteeg Ablaye Diouf Sarr kor Roqaye Diouf Sarr ni ma ko bëggee rek di tooñ macha allah. Alioune Fall laajte mami da nga pare ma dem ca moom de. man kay jox naa ko yan naa ko lu diis gan na. très bien yennee ko rek. mami daf maa yeb. daf laa yeb daf ma yeb nee na mami daf maa yeb. yeb na ma yeb très bien daf ma yeb. mooy li ngay wax nii la ñuy wax ah. dëgg la c'est-à-dire tey jii nii. du inspection du travail kese mais ci organe état yu bari. des fois da ngay def ba. nga yaakaar ni mat na wala bon dina am satisfaction mais nga rendre compte ni. des na mooy des fois nit ñi dañ dul xam. dëgg la ñu nekk ci benn dëkk bi nga xam ni. li ci ëpp ci nit ñi wolof la ñuy wax te li ci ëpp bu ñuy communiquer da ngay gis ñu mel ni man dañuy sol seen veste toog di wax tubaab. loolu dëgg la. li ñuy wax mu technique xóot lool ci ñi koy dégg. dëgg ba des fois duñu comprendre. lan la ñu war a def. bare na ci communication. voilà wala léegi sax boo seetloo léegi sax nga gis ay inspecteurs yu génn
ci yenn anam di wax parce que on est dans un monde de communication ñu nekk ñu ubbil leen télé yeeg rajo yi ñuy expliquer bu njëkk ba mën nga taxaw nga wax ni problème bi la am buñ la nee sax ni yow inspection du travail am na yow xamoo sax mosoo dégg loolu. léegi nag lu ci ëpp ñi ngi koy saafaraal boo xoolee at yi passé yëpp ak ni ko Eba waxee woon au début émission bi de plus en plus ñi ngi administration mi ngi rajeunir. am ay jeunes yi nga xam ne benn gis-gis la ñuy am. dëgg la am ay mag yu leen encadré bu baax. ñu jéem a li nga xam ne moo sooxee woon ci liggéey bi yëpp ñu koy jéem a matal. mais gis nga Sénégal. ñu ñëpp dañ ko dëkkee. mooy tey jii nii Eva kii mami mënu ma wax problème bu ma xamul. parce que ci société bi nga nekk mooy da nga yeewu sa kër génn sa koñ. taal sa oto dem liggéey. boo ñëwaatee samedi wala dimanche ci koñ bi ngay nekk. ku am problème. bu ñu nee la Alioune Fall inspecteur la da nga koy woo. man dañ may woo tout le temps des fois ñaar dafay am mooy nit mën na nekk ci problème bi mën na nekk coow comme mën na bañ nekk coow des fois mën na nekk li nga xam ne ay question simple la. dafa bëgg ñu gindi ko ci benn mbir mu ñëw wax la nga gindi ko. des fois problème lay am ak mook employeur. mais taxawaayu inspecteur dafa xaw sensible parce que employeur yi ay nit lañ te nit ñi benn bokkul am na ki nga xam ne bu ñëwee nga ne ko maa ngi dem inspection du travail yow boo dellusee amaana seen nekkin du neex. dëgg la donc yow inspecteur bi kooku bu la abordé bañ la dama am problème bii da nga naan ko waaw demal mooy il faut nga xam ban démarche ngay def parce que kooku doo ko mettre dans une position inconfortable bi nga xam ni bu delloo liggéey kaayam day am problème. ko demal yow man baax na li nga wax ni dinaa ko vérifier te doo ci feeñ. nga vérifier ko ba gis ni lii la nga am tànk yoo ci dox mu saafara. comme mën na bañ saafaraw parce que bu fekkoon ñun lu ñu laal rek mu saafaraw. kon liggéey bi du métti nii. day yomb faaw des fois am yu lëj ji nga xam ni. doo xam noo koy réglé parce que waa ji mënu ci dara. dëgg la léegi nag bu ñu demee ba benn instant nga gis kenn ki nga xam dafay ñëw jàpp ni dañ ko tooñ. te moo nekk ci dëgg. yow inspecteur bi nga dugg lijjanti xool nga xam ni kat moom dafa juum. nga xam ni dafa juum. kenn tooñu ko. des fois nit dina ñëw boole clamé moo xam ci travailleur la wala ci employeur yi boole clamé ba yow boo dalul inspecteur bi da ngay mer. da ngay jug nga attaqué dossier bi nekk ci. mën nga dem ba ci biir nga rendre compte ni liñ la ci doon wax amul. soit day fekk ni ki lay wax xamul am na lu mu jàppee droit de droit. wala mu fekk ni sax moom dafa bëgg ràcc jëmale ci booram rek. tout simplement version am kese ngay dégg. waaw. version kese ngay dégg lay benn pàq la. moytul ma booleeb Sénégal. moo tax foo fekk booleeb Sénégal rek am na ku ñu jéppi jàppaat ne mën nañ laa boolee kenn. mais xam nga ki ñuy boole bu mu tiit bu mu ragal ku la tëkk nga tiit gëmatoo yàlla. léegi nag gis nga tiit boobu ngay wax des fois nag da ngay nekk dans une position où da nga naan travailleur bi lii moo fi am ak lii man mën naa la conseiller mais ci administration lañ nekk. bu dee da nga c'est vrai que li nga ma expliqué lii ak lii bu dee nii la demee dañ laa tooñ. mais buñ la tooñee bindal plainte nga déposé ko. parce que tant que bindoo plainte ma déposé ko. du ma ci mën dara mën naa dem contrôler. mais ci tooñ bi nga xam dañ la ko tooñ defal plainte nga déposé ko. ñu convoqué la yow ak sa employeur ngeen toog ku nekk joxe sa version buñ ko mënee lijjanti parce que conciliation lay doon su boobaa. baax na buñ ko mënul lijjanti ñu constaté non conciliation bi saisir tribunal. dossier bi dem donc may bëgg expliquer rek ni à chaque fois. nit ñi ñi ngi ñëw. ñëpp ñëwuñu. am na ñi nga xam ne ñi ngi ci entreprise yi ñu nekk man keroog am na ku ñëw ni ma dama nekk fii lu yàgg ma def stage 1 an. après ma yaakaar nañ may embauché. àggalil rek ñu renouveler stage bi. waaw 1 an encore. ma ne ko kon demal ba at bi jeex. parce que liggéey employeur bi am na sañ-sañu defal la stage pendant 2 ans. pendant 2 ans. pendant 2 ans. mais 2 ans yi mooy maximum. mooy maximum loolu la yoon wax. lan moo war a topp ci 2 ans yi. dara war a ci topp. bu 2 ans yi jotee. moom bu dee moom gis na ni mën na la mën a jël. mu jël la bu dee mënul la jël mu libéré la mais bu la liggéeyloo waatee rek dañuy jàpp ne yaa ngi ci contrat à durée indéterminée. bu la liggéeyloo waatee maanaam sa contrat bu dee tey le 4 février. lay jeex. jeex na li may wax nii dafa valable ci stage
valable si CDD. CDD mooy contrat à durée déterminée. boo xëyee suba xam nga tey la war a jeex. waaw boo xëyee suba liggéey suba ba ngoon. waaw dañuy jàpp ni kat yaa ngi contrat à durée indéterminée loolu la yoon wax. mooy maanaam fii la yem. bu fa yemee nag amoo obligation ni kii parce que stage bi jeex na dama koy jël force. mën nga am stagiaire nga pare nga xam ne kat kii ça te convient pas. nga bàyyi ko mu dem. mais li ñuy bañ mooy bàyyi woo ko mu dem embauché woo ko. waaw bàyyi woo ko mu dem embauché woo ko. soo ko embauché wul war nga koo mën a bàyyi mu dem. bàyyi mu dem léegi da ngay gis sax am na ay employeurs yi nga xam ne pour bañ problème yooyu yëpp bu fekkee naru ñu la jël dañ lay teel avertir. waaw ni la tel jour la sa contrat di jeex que ñun on ne souhaite pas renouveler le contrat. nga teel ko xam. nga teel ko xam nga dem. mais may fàttali ni affaire stage. su ma taxawee ci mbirum stage amul woon dara lu ko réglementé. ba 2015 ñu gis ni exploitation yi bari na. ñu jël benn texte modifier code du travail jël benn décret ni kat stage ci anam yii lañ ko mën defee. dafay ànd ak rémunération. dafay ànd ak rémunération am na as tuut li nga xam ni mu tuuti mu bari. employeur daf ko war loog travailleur. d'accord ba pare ñun la stagiaire bi ni liggéeykat bi amee droit ci congé moom am na droit ci congé. ba pare la stagiaire bi da nga ko war a protéger pour bu amee accident de travail donc yooyu yëpp ñu indi ko ci nga xam dañoo yeesal pour nit ñi aussi exploitation bi mën a wàññeeku. waaw mais boo xoolee dafa am ñaari mbir. ban ak ban. mooy état buy teg benn outil da koy xaw mesurer. buy teg charte da koy xaw mesurer parce que bu ko mesurer wul. am na nu muy diisee ci employeur bi ba tey jii nii ku nekk da ngay ragal jël stagiaire. waaw. donc il faut que mu am équilibre. bu amul rek la nga ca doon séentu mën na bañ am. ma jël benn exemple bu ndaw ci wàllum congé de maternité pour les femmes. ma yokk ci inspecteur xam nga am na ñu dem congé ba ñu bëggee dellu si employeur bi nanguwul ñu dellu si. ban congé lañ demoon def congé maternité nga jaare fa ñu ne la jël nañu keneen. ba amul CDD. ça arrive. CDI sax day nekk ci CDI. parce que bu dee CDI waaw bu dee CDI xam nga contrat bi jeexul. CDD autant pour moi. CDD contrat à durée déterminée. waaw d'accord mais te booba la ngeen waxante woon grossesse bi daf ci dugg ci mais àggagu leen ci date ba ngeen waxante woon aussi. dégg naa bu baax li nga wax. d'accord parce que question la bi nga xam ne dafay ñëwaat di ñëwaat. ah d'accord am na ñuy laaj ba xam ni ci durée congé maternité bi. waaw ci biir contrat bi la bokk wala bokk ci. ba tey waaw. xam nga problème boobu boo ko réglé rek. di nga am solution bi mooy bu dee 2 ans la ci biir 2 ans yi nga dem ci 14 semaines congé de maternité. waaw est-ce que 14 semaines yi dañ koy dabu wala duñ ko dabu. waaw. boo nekkee en congé de maternité. nga dem la nga toog moo xam 14 semaines la moo xam da nga am ay jafe-jafe ñu yokk ba 17 semaines. dafay bokk ci contrat bi. dañ la koy fay. parce que dañ la koy fay parce que ki la koy fay mooy caisse de sécurité sociale. parce que yow booy liggéey dañ lay cotiser. ca ñoom Thérèse Tine. waaw ñu ngi koy nuyu. dañ lay cotiser caisse bu ñu la cotiser yow naam yaa ngi toog nekk congé de maternité. mais toogee ak loxo neen. c'est vrai parce que la nga xam ni moom moo dëppoo ak sa salaire nga ko doon am yaa ngi toog congé de maternité te ñu ngi la koy fay. léegi nag bu ñu nekkee dans une situation où travailleur bi dafa dem congé de maternité kenn fayu ko dara. mooy caisse xamu ko kenn maanaam li employeur waroon defu ko. loolu beneen problème la. mais tamit bu fekkee da ngaa toog congé de maternité ñu lay fay bu contrat bi jeexee. même bu fekkee ci biir congé bi la contrat bi jeex na. su fekkee ci biir congé bi. jeex na bu dee da ngay dellu liggéey weer mu jeex da ngay dellu liggéey weer mu jeex. léegi nag ku ci nekk mën nga ci am sa avis mais yoon noonu la ko tëggee donc li ma bëggoon expliquer ci congé de maternité parce que ma doon wax ci équilibre loi yi ñuy teg sart yi. di nga gis ñu ni la congé dañ ko waroon yokk man am na ku ma ci waxtaan la barki dem mënuma inspecteur congé yi tuuti na. tegal foofu loxo bu doon film la dama naan ñu dugal générique bi parce que loolu moom lañ ca wax dañ ko waroon yokk ak dañ ñu war a defaral fu ñuy nàmpalee bébé yi dañu yiñ ci dégg yëpp dafa bare. dëkku tugal yi ñoom fexe nañu ba def ay espace yoo xam ne mami buy allaité dina ñëw foofu ak nunu bi toog allaité te du tee mu def liggéeyam yooyu yëpp am na yàlla nañ ci toll ñun tam ba mu doy ma ni ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo. oui. allo salaamaaleykum. allo oui waaleykum salaam. nu ngi lay déglu. voilà jërëjëf maa ngi kontaan ci plateau bi. voilà sénégalais bari ñu ngi koy suivre
li tax ma dugg c'était juste pour faire un témoignage ci seen invité mi inspecteur Alioune Fall. xam naa peut-être li dama fàtte sax mais lu bari li ma doon jokkoo ak moom ndax fekkoon ma nekk DRH ci benn groupe. dëgg la. mais vraiment ma koy remercier parce que vraiment xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk. waaw mi ngi koy bokk ak ñam ko war a bokkal ñu ngi ciy laabir également ñam ci war a laabiré franchement. dëgg même boo demee tey ci compte Facebook wala yeneen compte yi mu am tout le temps da ngay gis ni. mi ngi ñuy ñaax dañuy dolli xam-xam ñu ngi partagé li nga xam ni franchement rëccuwuñu li ñu ko doon suivre rëccuwuñu également li ñu ko doon xamee. c'est vrai donc témoignage boobu rek laa ni woon dinaa dugg def ko parce que dama taal sama téléphone léegi gis émission bi. macha allah dinaa ko seere maa damay lépp bi mais ñu ngi koy remercier. di ko encourager di wax aussi jeunes yi nga xam ne ñoo toll fi mu toll. aussi ñuy laabire ci seen xam-xam dina wàññi problème yu bari ci monde du travail. merci beaucoup dëgg la très bien macha allah moo tax ñuy wax rek lu waay di liggéey rek na nga ko def ba mu mat. ndax nit ñi dañu yor seen bët di seetlu. amee itam kaddu mën koo wax yëkkati ko ca kaw. c'est rassurant vraiment. àggalil yaa ngi woon ci congé de maternité dañ ko war a yokk ak dañ ko war a wàññeek papa yi dañ ci war a bokk ak. waaw léegi xam nga loolu c'est vrai que actuellement ñi ngi waxtaan ci femme bi nekk nga xam mi ngi liggéey. nan lañ ko war a accompagner de sorte que mu bañ am yenn jafe-jafe yi. ci bu amee doom ci nu mu leen di téeweeg yooyu noonu. mais yooyu li nga wax rek laa ci dolli yàlla nañ ci yegg parce que dëkk bu nekk dafay jéem a defar ay sartam ci kaw la mu mën. ak dooleem nu mu toll. dëgg la mais li ma doon wax ci nañ ko yokk nañ ko wàññeeg yooyu noonu équilibre bi mooy tey jii nii parce que buy toog mooy dañ koy fay. waaw ki koy fay il faut que aussi moom mu xam nan la parce que mi ngi fay ki nga xam ne liggéeyatul. la mu ko doon fay dafay gën a yokk ba loolu benn la ñaareel bi. tey jii nii kii employé parce que aussi il ne faut pas ñu dem ba ci biir ñu teg coono jigéen ñi mën na yokk mën na wàññi ko mën nañu xool ci yan anam la ba tey neewuma waruñu ko yokk wala war nañ ko yokk mais dama ni. waaw équilibre dafay bëgg ni chaque fois bu ñuy jël mesure ñuy sóoraale yi bu demee ba finalement employeur bi nii man kat kii su ma ko jëlee bu amee benn maternité balaa ma koy gisaat 6 mois. waaw après mu amaat benn maternité balaa ma koy gisaat 6 mois. man nga xam damaa bëgg ma doxalal sama entreprise. waaw pourquoi objectivement pourquoi ma war a jël ki nga xam ni su ma ko gisee balaa ma koy gisaat day yàgg. waaw xam nga c'est légitime. moom mën na posé wu question boobu noonu benn léegi ku jigéen ki moom it ci ni muy liggéeyee parce que da ngay seetlu ni actuellement jigéen ñu bari bu ñuy dem ba ci commencé yokk ay ndombol tàng seen bërëbu liggéeyukaay il faut que ñu dem ba benn âge bi benn âge bi nga xam dañuy ñëw entre temps ñi ñu nekkal mën nañu avancer ñoom dañu avancer donc charte boo koy teg des fois da ngay bul régler problème ba créer beneen problème mooy dafa am ay équilibre yi nga xam ne il faut mu am ci mooy secteur bu ci nekk ou bien partie bu ci nekk ci la ko taxoon jóg ca lan moo doon objectif yi parce que entreprise bu ñu jëlee bu mel ne groupe Futurs Médias scénario idéal bi mooy muy dox xaalis bi di dugg ñuy fay liggéeykat yi amiin ñuy yokk seen salaire yi ma tegal ko ci amiin loolu moom mooy scénario idéal bi waaw donc lu ñu mën a teg ba ku ci nekk bu xéwal amee patron bi yëg ko travailleur bi yëg ko mooy scénario idéal léegi nag loolu dafay mel ni nga yor diwlin ak ndox di natt ak di sotti parce que benn warul sutante bu sutante amee rek après jafe-jafe dafay am loolu moo am ci problème mu stagiaires yi moo am ci problème mu droit du travail globalement donc moo taxoon mu bëgg expliquer ni bu fekkee dañuy dellu ci contrat de stage yi 2015 problème boobu lañ ci réglé mooy bu njëkk boo amee stagiaire du obligation nga fay ko léegi obligation la très bien sauf bu fekkee dafa nekk benn stage bi nga xam ni élève bi daf ko soxla wala étudiant bi parce que des fois nga war bind mémoire soxla stage loolu bokkul ak un diplômé bi nga xam ni dafa nekk ci marché du travail soxla stage pour gën a miin entreprise gën a miin liggéeykat kooku su boobaa dafa am li nga xam ni employeur bi daf ko war a sàmmonteeg moom parce que yoon moom moo ko tegee noonu ki nga xam ne dafa xëy rek nekk ci entreprise bi xëy nañu xool ko neexatu leen rek ñu dàq ko nga xam ne moom dañuy abusé ci ay droit wam yëpp le président Youssou Ndour wayoon ba may door dama amul woon kayit yee war moo tax nga def ma li nga ma def kooku fan la war a mën a jaar ba egsi ci yéen ak ñun ñi ngi fii place de l'indépendance ma def ko bu terre à terre ñi ngi place de l'indépendance fii waaw
18 rue Ramès Bourgi fa lañ nekk boo fa mosee doxantu di nga ñëw gis ni bis bu yàlla sàkk ni ñuy feesee ay nit. dëgg la ña nga fa maanaam tey jii nii. gannaaw affaire étrangère. waaw man mii ak samay morom yi fa nekk. amuñu sax secrétaire. yéen a nekk sur le terrain. parce que boo amee secrétaire sax gis bi day gudd. waaw. mooy da ngay ñëw fëgg dugg. ay tout terrain ngeen. waaw da ngay ñëw fëgg dugg. mais li ma jaaxal patron yi ñu renvoyé liggéeykat yi ñu renvoyé te du mujj fenn dafa bari. ay ca baara. surtout ci période pandémie bi dafa bari am na ñoo xam ne chômage technique bi dañ ko jël noonu rek parce que pandémie dafa ñëw ñu jaare foofu ne xaaral fekk na ñoom ñi ngi doon def yooyu parce que ñun. ak liggéey bi ñuy def ak Ndoye Bane dañ ciy gis liñ ciy gis ci ay jàmbat kenn xamul lu mu loolu laa la bëgg a wax ne xanaa inspecteur la ko dee yàlla. non c'est que ñun dañ ciy gis ñu baree bari dañuy ñëw dem naa inspection du travail dem naa tribunal du travail convoqué nañ sama patron mais ñëwul depuis boobu ñu ngi koy convoqué du ñëw buñ ko woyee du jël te loolu moom moo fi bëri dafa mel ni léegi toujours ñi gën a néew doole toujours ñoom ñooy gaañu te sànq wax nga ko da nga ne ñaar bu ñuy xeex nga seetaan nga ñëw taxaw di seetaan ki ëpp doole di dóor ki gën a néew doole kon seetaanoo da ngaa sot tey dafa mel ni ñun bu ñu dégloo ni ngay waxe nii day mel ni ñun ku wax nga ko nee nga lépp mënul yombe noonu mais tamit li nga xam ne li ëpp ñun ci li ñuy jot ñu nga xam ne ñii dañuy jaar xalaas ñii di jaar feneen ñu ci ëpp booy xool dañ naan dem naa inspection du travail dem naa tribunal du travail mais patron bi bañ koy convoqué ba léegi ñëwul du fa sax jaar te du mujj fenn loolu nag xaw ma inspection du travail lan la ci def xoj nañu loolu moom dama lay bàyyi nga tontu ci ba mu doy ñu daal di tàkk voilà léegi xam nga li mu expliqué nii mooy man mi sax damay gis ay cas man inspecteur ma gis ay cas nit ñi nga xam ni bu ñu ma expliqué fi ñu jaar daf may sax xaw jaaxal. dëgg la parce que nga xam ne ñii xamuñu yoon bi ñu war a jaar. ndeysaan. léegi nag xam nga boo nekkee daf moo koy wax benn liggéeykat ma ne ko nag yow man mënumaa def de telle sorte que mën naa juste me dissuader mais tey ku war a violer loi mënoo ko fexe ba du ko violer. léegi lenn moo mën nekk mooy bu ko violer lan moo ko ciy fekk loolu moo war mën tax ñeex nit ki ba mu bañ violer loi bi léegi lan moo ko ciy fekk boobu noonu mooy après. inspection du travail tribunal du travail liggéey bi ñu ci def derrière mais tey jii nii boo amee problème man damay nekk sama oto déglu rajo xalaas tës fépp nit di wax damaa am problème bi ma jàpp ne des fois problème boobu amaana boo ñëwoon inspection du travail directement mën na saafaraw bu dee da nga dem saafarawul nga ñëwaat yéen dama am problème dem naa fa wax naa mais saafarawul mooy amaana boo ñëwee ngay def enquête mën na la ñu la moo tax problème bi saafarawul dafa fekk ni des fois li mu wax day am da ngay gis ñi nga xam ne leen di convoqué du ñu ñëw mais bu problème amee convocation boobu noonu inspection rôle de conciliateur la ci am. dëgg la bu ñu ñëwul day constaté ni kii ñëwul mu envoyé ko. tribunal. mais ñàkk ñëw boobu infraction la. ñàkk ñëw bi. bu la convoqué ku yoon woo war ngaa teew. muy travailleur muy employeur infraction la. te boo ko defee dañ lay sanctionné am na benn amende bi nga xam ni dañ la koy teg loolu bokkul ak dara ak dossier bi nga xam ne su boobaa dañuy constaté non conciliation bi. jël dossier bi transmettre ko au tribunal. mais li may wax rek mën nga gis ay cas ñi ñu sonn seen problème kenn faju ko man mën naa la jox ay cas au quotidien ñi nga xam dañuy ñëw ñu faj seen problème am na ñi nga xam ne ñemewuñu dem dañoo am benn genre idée bu ñuy demee mooy boo demee kii moom ëpp doole boo demee inspecteur bi. la raison du plus fort est waaw, toujours la meilleure yooyu la ñuy des xalaat. fois nit day ñëw ni ma sama patron def na ma sàngam ba pare nee na ma. foo dem demal fu la neex. mujj fenn. mais waxal en direct que yooyu ay wax la rek. léeg-léeg yooyu man ay dama koy naxte la wax rek. man des fois sax dama naan ko xoolal. waaw loolu yow defal li ngay def. c'est vrai. parce que loolu il est normal. bu la bëggee napp ngeen nekk si jongante. da lay napp mën na leen ni foo dem du mujj fenn. parce que dossiers yi ni ñu koy gérer man moom ma dossiers yi. dossiers yi dama am chef bi nga xam ne da ciy bàyyi bët. lu ma mënti def da koy xool da koy gis on est suffisamment organisé comme ça. c'est vrai. donc dama naan la ñëwal ba pare boo gisee la doyul amul benn inspecteur ci àdduna bu mën a bloquer sa dossier. jërëjëf. loolu moom
waxuma ba xam da koy bloqué ba ko amul bloqué foofu de la part de kii comme man xaw ma fa kenn bu ma gis ñëwee nga waa ji li mu wax nii man dama am compte LinkedIn les gens ils me posent des milliers sans message des milliers de conversations je réponds à des questions des gens je dis viens dans mon bureau des fois nii daf may woo ni ma dama bëgg audience dama bëgg rendez-vous kañ ma ne ko suba boo xëyee ñëwul parce que damay xëy suba ban heure man la 8 heures di ma fa jeune fekk et dynamique waaw donc li may wax nii Très bien. moo nekk ci ñeneen ñi boo ñëwee ni ñu duggee boo leen fa doxantoo nga xool ña fa ne muy ñi nekk dans les régions parce que inspection yi aussi mi ngi dans les régions di nga gis ni yenn protocole man daal def naa administration yi bëri dem naa fa gis naa ni façon bi ñu abordable inspection du travail parce que social la très bien néew na fi nga koy gis aw ma secrétaire ñeen ñi amuñu secrétaire boo ñëwee des fois administration sax dama bëgg inspecteur rendez-vous laa bëgg kañ nga bëgg ñëw suba mën la waa boo ñëwee ban heure nga ñëw boo ñëwee da ngay xaar wax ji leer na dinañ leen jëlal coordonnées mi bàyyi ko fi lan mooy nekk dernier mot bi macha allah. ci contexte bi ñu nekk muy pandémie d'accord dafa jafe ci ñëpp liggéeykat yi c'est-à-dire stress bi dafay yokk te ñaari côté yëpp la parce que ki nga xam ni xam nga tey jii boo nekk ci jafe-jafe nga xam ne bu weer bi dee di nga laal dara waaw ak ki nga xam ni fournisseur client mi sax wóoru ko ba xam dañ ko fay wala parce que entreprise la stress bi dafay bari coow yi bari dans les entreprises mais damay fàttali ñi ni leen lu ci mënti am inspection du travail chaque fois doxalinam da koy adapté ci contexte bi nan la wuyoo léegi nag boobu ñu ngi ciy def liggéey bu am solo parce que boo seetee sànq ba muy wax ci laa xam ni def na ay recherche yu bari parce que depuis lors am na ay chiffres yu mu avancé yi nga xam ne c'est des chiffres yi nga xam ne ñoo def ay enquêtes xam lan moo xew ci entreprise yi dem dans les régions xam ko ñu xam ne su boobaa nag il faut que ñu adapté suñu doxalin ci jamono ni mu teewee nit ñi il faut que ñu comprendre que noonu inspection du travail bu Dakar mi ngi place de l'Indépendance rue Ramès Bourgi ku am problème soo fa xamul kenn dinañ la recevoir wallaahi man ñi fay ñëw xaw ma la. gardien yeeg chauffeur yi ak femme de ménage yi nag. très bien tàggoo biir. maa ngi leen di fay bu baax may fàttali rek ni. jommi nañ torop ñoom. may fàttali ni liggéeykat amuñu ci xàjj ak seen ci diggante. mais du ngeen contrôler wala banque yeeg yooyu li ñuy def nit ñi yeeg yu du demee noonu. so nit ñi sonn nañ de. travailleurs yi sonn nañ la dal Famara Ibrahima démb moo ko dal day ñëwaat. bëgguma ci sori waaye banque li ñuy def nit ñi parce que xam naa ne. très bien tey jii nii mën naa la wax ni. man inspecteur bi. waaw su ma doon xool secteur yi ëpp problème. waaw li ma mi wax nii. gardien yeeg femme de ménage yi noonu. ñu ngi lay jël plutôt que. affaire à suivre madame Ndour bindal xam naa ne dégg nga ñu depuis la régie kon boog lii thème la boo xam ne bu spécial. faaw ñu wax ci waxu emploi taxaw ci def ci focus. bu ko defee ñu woo fi experts yi bu ñu ñëwee joxe seen xalaat ndax ñi bëgg a xam bare nañu Ndiaye lan ngay wax monsieur Fall merci kontaan nañu. ah dinañ la toppaat. bu soobee waaw ñu ngi koy remercier ci nangoo ñëw bi. parce que bëri na ñoo xam ne. bu ñu nekkee ci côté yu ñu nekk boo leen woolee duñ nangoo ñëw. dëgg la parce que bëri na fi ñoo xam ne peut-être nañ koy liggéeyee du set. waaw te moom toog na nit woote. def témoignage ci moom. kon farlu féetewul. voilà ñu ngi koy remercier ci loolu di ko encourager tamit. très bien di wax rek ne ñi ngi wax ne rek travailleurs yi sonn nañ torop. enseignants yi policiers yi gendarmes yi. ñëpp sonn nañ parce que charge yi leen tegu dafa bëri. parce que wax nañ ko démb. koo xam ne salaire bi nga doon am. dafa am ñeneen ñu doon liggéey mais léegi ñooñu liggéeyatuñu nga bëgg di ko séddoowaat ak ñoom kon salaire bi dootu leen doy. c'est vrai kon travailleurs yi sonn nañ ngeen bàyyi ci xel. di waxaat rek ñi ngi gërëmaan ñi ñu doon déglu ñëpp di nuyuwaat sama waa kër maam El Hadji Bara Diop. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waa Altu Ndangal ma sama cousine bi woote Soxna Dieye. moom la yaayam gaañu fan yi passé sama bàjjen Jaari Njaay maa ngi koy jaalewaat. jërëjëf ñun itam ñu ngi lay jaale bu baax Adja Linguère. wallaay xanaa la ajaratu ci na la am wayoon rek borom kër yaay kenoog mbaar mi ndax bu fajaree ngay lange ka xelu boo yeggee ca fa ngay liggéey di wetti saw ñaq ak ay foroon daal nga yëg ko sa njaboot takk fa sa biir di xiif ak a mat lépp ngir bëgg loo suturaale sa njaboot kon booleem borom kër yi nga xamante ne guddi yi ñu toll ñu ngi ci ay jafe-jafe ñu ngi ci ay xat-xat kilifa yi nga xamante ne ni dañoo nekkoon buur ca dëkk ba ñu dëkk ndaxte ñoo fa daan dog buumi gàcce yi tey banque taxaw toroxal leen ba xajatuñ ca dëkk ba ñu dëkkoon yàlla na yàlla mi mën a saafaraal leen ba ngeen jotaat seen sago ci kattanu yàlla waaye jànq yi femme de ménage yi ak chauffeur yi gardien yi nga xam ne fayuñu leen dara te ñooy fanaan ci buntu kër gi sa kër ay milliards nekk ci biir nga fay kiy fanaan ci buntu bi 60 000 te buñ la sàccee nga yóbbu ko police c'est vrai yàlla na jàmm yàgg ci mim réew di nuyu nag sa naatangoo boo xam ne sama cousin la Aliou Mbacke Diop maa ngi lay nuyu Diop yaa ba xari maam sama sangu buur boobu maa ngi xaar may gi ma ngoog
ëtti yaaba xarimaam yëpp ñu ngi leen di nuyu déggal wuy li gone yi jonge neex na ba dee ñoom dañu smart sax ayca macha allah neex na ba dee joyeux anniversaire alors kon lii dañu koy bokk ak natifu 4 février yëpp Doudou Ndiaye soxna Ami Ndiaye Diagne macha allah di leen ñaanal gudd fan ak wér képp koo xam ne sax mois de février nga juddu macha allah ñu ngi lay boole ci gâteau d'anniversaire bi di la wax ne sa dund am na njëriñ di leen ko ñaanal Adja Linguère nee nañu dootuñu souffler gâteau yi léegi xanaa dañuy ne nii rek ma fay benn bouse bi ak ñun bëgguñu wujj daal très bien digal ma def nii rek ay wax la baax gàggal ko ñëpp comme 4 la mën naa nekk 4 femmes de mën na nekk 4 femmes baara bi ma xoolee 4 yi dama ne ñun bëgguñu wujj est-ce que xam nga dara ñun dañuy gérer lépp madame Dou lii nag c'est à ton honneur itam ndax yow yaay sunu reya macha allah parti bu ci ëpp yow lañ ko réserver kon réserver nañ ko ñëpp merci pour les prières Ndoye Bane yow itam wax dëgg yàlla ñu ngi lay xalaat bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon ñaanal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier yal na yàlla defal nu jàmm defal nu gudd fan ànd bi yàgg lool ndax TFM seen télé la tey télé bi ni mu nekkee seen télé la nekkee suñu bos ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo fi liggéey on est très à l'aise macha allah directeur yi ngi suñu wet hiérarchie bi yëpp wax dëgg yàlla ñëpp a ngi ànd kon ñëpp nekk suñu wet dëgg jërë ngeen jëf may remercier bu baax a baax Bamanan Couture pour la belle tenue Mas Touré yow itam maa ngi lay remercier macha allah remercier nag sama sponsor officiel kooku wax feeñ la jërë ngeen jëf jox nañ leen rendez-vous suba ci kattanu sunu borom avec beaucoup de cofeel.